Déjà en tant qu'acteur culturel mais tey est-ce que daje bi xaaroo leen woon mbooloo mu ëpp lii ngeen fi fekk. non tey ji suba gars yi dañu tiital sama gars yi génne ay chars de combat bon yenn ñi ils se sont dit dañuy def ay repli stratégique donc ñëwuñu mais dara nekku ci déjà lii rafet na lii rek doy na. symboliquement c'est très très fort. tey xam nañ la en tant que musicien. les gens du mbalax sont là les rappeurs sont là donc voilà. xam nañ la en tant que musicien mais au-delà de ça gis nañ da nga daan organiser ay spectacles yu mag donc les 10 mois xam naa ne buñ la ko laajee bu ko waxee boo ko waxul c'était très difficile pour vous surtout ñi nekk sa ginnaaw donc tey boo leen li ngeen di ut si fii boo leen ko amul lan la ñu mën a xaar de votre part nguur gi bu leen nangulul li ngeen di xeex nii mooy ñu may leen ngeen eggali mois de décembre bi après ngeen trouver consensus pour eggali seen ay activités tout en respectant les gestes barrières. non ñun dañuy génne benn protocole sanitaire jébbal ko nguur gi. Bon, ça va respecter les mesures barrières, moins de public. Comme protocole, il existe. Voilà, l'autre montage, nous oublions il y a quelques mois, nous nous permettrons de liguer. Donc, voilà, on est responsable. Il faut qu'on nous appelle à la table de négociation. Nous avons beaucoup de clash, mais aussi il ne faut pas nous pousser à bout. Nous avons une communauté, nous stigmatiser. Donc voilà pourquoi tey gars yi ñëpp ñëw taxaw. déjà maa ngi leen di fay. tey sa teewaay duñ la ko laaj parce que yaa ngi ci culture bi ci lañ la xam ci ngay yëngatu macha allah noo gisee déjà sitting bi. sant rek xam nga réew moom boo ci bokkee da ngay def lii nuru réew ma ñun dañoo am cër ci réew mi ndaxte culture kenn mënu ko génne ci société bi waaw bu ñu amee ay xat-xat yoo xam ne daf ñu dog mu jóge ci coobare sunu borom ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu te mën a teggi ak wala wàññi bokk yenn wi mooy autorités yi nag pour ñu wax il faut que ñu mel nii rek la ñu mën a defee ak ñoom pour que ñu mun ñoo déglu waaw nag du boo xoolee fii c'est des nit yoo xam ne c'est des gens yoo xam ne ils sont très responsables dañ fi ñëw rek taxaw pour wone li nga xam ne moom la ñu bëgg di ci ñaan tamit jàppale sans coow sans dara ci discipline ak jàmm ak salaam. 10 mois yi ngeen toog exercer woo leen noo ko dundee en tant qu'artiste. metti na parce que bon ñun ñëpp dañu yor njaboot xam nga segam jigéen ju yor njabootam lay metti gën góor boo xam ne lépp da ko war ci këram te xam nga ñun nit ñu yaree mooy jom fulla ak ñafe. donc xam nga borom kër gu yeewu sa njaboot laaj la lu mu ndekkee wala lu mu añee amoo loolu dafa metti quoi donc borom kër warta sëngeem te ci ñoom la ñu yaakaar pour mun a rek liggéey lu ñu mën gagner aussi suñu vie légalement ak dignité aussi. tey population Sénégal bi leen di seetaan ban message ngeen leen di lancer ngir ñu rejoindre leen ci combat bi jàppale leen ci. waaw en fait je pensais que ça Sénégal ñëpp dañuy ñëw taxaw parce que xam nga tey bu fekkente ne da ngay fay pour seetaan artiste tey artiste bi toll ci xat-xat. dafa yoo dafa ñaan dong sa doole pour nga ñëw taxawu ko je pense que taxawu bi war na ci ñëpp même ci les autorités war na ci ñoom tey jii ñu mën a taxaw pour wan ne que dañuy dooleel artistes yi c'est très important waaw. merci beaucoup. si kii bi si manifestation bi. je pense que ginnaaw bi ma leen nuyoo maa ngi wax ni que man acteur culturel la donc li ma war rek mooy que suñu wootee te muy woote bu jaar yoon bu positif. képp kuy acteur culturel te am jot wala nga ne ci réew mi da nga war a ñëw teewee ko loolu moo ma indi. tey en tant que ténor ngeen ñëw gis ni seen rakk yi ñu bëri ñëwuñu am na ñu ñëw gaa mais ñu ngi doon xaar ñu bëri ci ndaw ñi ñëw mais ténor yi macha allah gis nañ ngeen def mobilisation bu forte ban message ngeen di lancé ñooñu nga xamante ne tey déplacé wu ñu ñëw ndax ñu bëri ci yéen combat bi vraiment c'est personnel mais yéen a ngi xeex tamit pour ñoom ñi nga xamante ne ñooy tout le temps. waaw loolu moom seen engagement la ñoom. ñun suñu engagement lañ def ku ci nekk li la war boo ko defee rek je pense que tu es tranquille mën nañu am amuñu jot mënuma ci commentaire parce que du ma xam ci yan situation lañ nekk mais ku ñëw fii daal sa engagement la ku ñëwul aussi sa engagement la soit da nga ñàkk jot wala bëggoo ñëw voilà. tey jii nii nga gis fi sa mbokku artistes yi nii ñëpp
tey jii est-ce que duñu naan ay genre am na ñoo xam ne des nañu mais nekkul woon seen coobare pour ñu ñëw. am na ñoo xam ne ñëw nañu. ñëw nañu mais am na ñoo xam ne ñëwuñu. waaw moom laa expliqué léegi xam nga ku ñëwul mënoo ko juger parce que xamoo ci lu mu nekk mën nam nekkul ci réew mi mën nam maar day taal dafa jagadi mën nam ma ngay ngénte ah mën nam dafa nekk ci leneen mën nam buggul ñëw naturellement parce que nit la ku nekk ak sa choix ñi am choix pour ñëw nañu te mën ko am na ñu am choix bëgg a ñëw mun ñëw parce que dañu jàpp am na ñoo xamante ne bii du tout dañuy choisir bañ a ñëw loolu seen liberté la c'est la démocratie mais je pense que bu ñu wax daal affaire acteur culturel te ñu bokk ñun ñëpp képp ku am jot te mën ko te mën a teew ñi ma yaakaar ne ñëw nañu man teew nañu am nañ jot mën nañ ko ñëw nañu voilà man loolu laa gis quoi yi des moom je pense que c'est des détails et je tout ce qui est détail je veux pas il faut aller vers l'essentiel. ginnaaw bañ leen bañalee autorisation bi ngeen ñëw taxaw temm ne da ngeen di amal sitting bi ndax marchoo leen tojoo leen dara da ngeen juste revendiquer ñu bàyyi leen ngeen dellu seen ay activité tey ban message ngeen mën lancer sénégalais yi nga xam ne ñu ngi leen seetaan en direct jamono bi ñenn ñi di leen soutenir bien vrai que sax ñëwuñu fi ndax jàpp nañ ni sonn ngeen 10 mois yi metti woon na loolu tamit ci yéen. ah voilà wax nga ko de 10 mois xam nga toog en tant que responsable de famille liggéeyoo sa doom yi ñu leen di génne école parce que mënoo fay njàng mi ñenn ñi ñu génne leen seen appartement yi ñenn ñi huissier yaa ngi leen di génne seen kër yi bon métti na et je pense que adduna yëpp xam nañ ni que autorités yi ñoom ñoo ni nañu vivre avec parce que ñëpp ngi dund avec ñëpp ngi liggéey sauf les musiciens sauf les acteurs culturels donc mu nekk lu métti lu difficile mais quand même n'empêche wax nañu que dañuy def sitting respectueusement dañuy def sitting ak vraiment pacifiquement et je pense que je remercie beaucoup les autorités parce que ils l'ont compris ku fi jaar démb ci guddi wala nga jaar fi tey suba dispositif yi ñu fi tegoon ci wàllu char de combat wàllu policier wàllu ndox seen camion yooyu def ndox mu tàng mi boo ragalee dëgg sax doo ñëw mais à ma grande surprise bi ma ñëwee tey jii à 3 heures fekk ma fi ni policier ni char de combat ni vraiment dara loo xamante ne bii mën na indi fitna donc loolu aussi dama koy rafetlu parce que ñoom je pense que comprendre nañu suñu message ba tax ñu retirer loolu kontaan naa ci trop te damay wax ni xëy na respect sax bu ñu am par rapport ak ñun la loolu kontaan naa ci trop mais li ñuy gën a kontaan loo ginnaaw bi ñu comprendre loolu ak li président jot a def ci geste bi mu jot a def bi mbas mi duggee Sénégal mu jox ci musiciens yi vraiment jàppale ñu ah c'est vrai que du ma wax doyul comme li ma koy waxee parce que ku lay dimbali rek lu mu la jox baax na donc mais bi ñu séddoo ñun ñëpp pendant 6 mois ñu ngi am 126 000 boo ko defee division bi ci 6 mois ku ci nekk li nga am par jour boo ko calculer di nga xam ñaata la donc vraiment c'est pas du loolu. du li mën a tere musicien mu toog këram bañ a. absolument c'est difficile quoi ah te am na ñoo xamante ne mënuñu tàllal loxo am na ñoo xamante ne bii xamuñu lu musique rek la ñu xam ci la ñuy tedd ci la ñuy teral lépp lu ñu bëgg a teral donc xam nañ ni mbas maa ngi fii ay nit lañu mais ñëpp ngi liggéey sauf ñun donc nañ ñu wutal rek allégé ñu comme ñun defal ñeneen ñi bu dee benn salle bu war am 500 personnes ñu bàyyi ñu ak 200 personnes en respectant les mesures barrières parce que c'est très possible mën nañ ko def on des personnes très 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 responsables et je pense que vraiment c'est faisable te gars yi nañ ñu dégg na xam naa. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw ma fii maa ngi lay fay ma fii kontaan si yow aussi tamit ak seen liggéey bi parce que ñoo bokk liggéey merci beaucoup. tey duñ la laaj lan moo waral sa teewaay mais nan nga gisee sitting bi déjà mbooloo mi teew fii. non bu ñu newoon démb c'est autorisé non nga gis leneen mais dañu ne c'est pas autorisé la police a passé la nuit ici ak camion yi ñu retiré ko c'est parce que le combat est gagné on a gagné si on n'a pas gagné doo ma tendre micro man dama noonu du ma ñëw parce que imagine toi ñu tendre lacrymogène mi tàkk nga gis sa papa di daw ak policier di ko topp xam nga loolu day xaw a doy waar mais dañ ma téléphoné ñu ne ma non amul police Walfadjri laa jógee directement ma ñëw fii parce que dañ ma invité woon waaw parce que ñoom fii la ñu nekkoon 2012 Moussa Niasse fii la yoroon xeer mënuñu autoriser sans autoriser on va marcher waaw kon nañu bay ñun ñaanuñu xaalis ñaanuñu dara on va travailler waaw parce que mois de mars ba septembre 9 mois les boîtes étaient fermées corona di gën a yokk ba président de la République dem mu def aveu d'impuissance vivons avec le virus ça c'est un aveu d'impuissance waaw ñi dem ñu ne ñu bàyyi ñu di liggéey 2 mois ñu ne deuxième vague
mel ni Sénégal dafa musa am 0 cas pour ngay wax deuxième vague jàng nañu nous sommes des intellectuels waaw on sait comprendre nous sommes des communicants nga tëb rek nga ne boîte yi tëj leen yow nga dem jouer le 17 au musée des civilisations ak orchestre te yow nga ñu tere jouer mais kon yow li ngay wax sax li nga def gëmuloo ko lii moo tax il faut ñu ñëw par force ñoom levé nañu mais dañu bëgg a affaiblir mooy que musiciens yi woote nañu mais kenn nekku fa loolu du dëgg boo autorisé woon ñu xam lu fi nekk mais on a gagné on est fier nañu ubbi ñu liggéey tukku. macha allah merci. dinañ xam ne que artistes yi ak acteurs culturels yi fonk nañu loolu seen métier voilà. moom ñu gis ne yow da nga intervenir si ñaari côté. parce que sama instrument dafa am en tant qu'instrumentiste. dëgg la intervenir ci côté moom. intervenir ci au niveau des chanteurs aussi. parce que dama xam ne ñaari yëpp apprentissage bi dafa métti parce que jàng instrument kenn ku ne xam na ne dafa métti lool donc bu ñu demee ba tey jamono ju toll foo xamante ne ba instrumentistes yi dañuy jaay seen ay instrument pour dundee loolu dafay nekk lu ma tiis lool ba pare ma nekk ci beneen fànn bi nekk chanteur nga xam ne chaque week-end dañ doon produire bu ñu demee ba léegi toog mën naa ne 10 mois toll ci 10 mois kenn yënguwul produire métti na lool nga yor ay famille ñu nekk sa ginnaaw nga bëri ay charge lool xam nga am entreprise boo xamante ne da nga ko gérer ci ku ne xam ne ne ñun artistes yi kenn ku ci nekk entreprise nga gérer sa ginnaaw donc loolu moo waral tey ñu def li ñu def ni nag def ko ci respect parce que def ku ne xam na ne artistes yi respect la ñu mës a doxee respect la ñu mës a prôné te ku ñëw fii gis gars yi ni ñu taxawee dara yënguwul ñëpp takk nañ seen ay masque xam nga geste barrière yi ku ñëpp respecté ko donc ku ne xam na ne ñun coow taxuñu jóg liggéey rek la ñu bëgg te liggéey la ñu fonk te liggéey mooy jëmale réew kanam loolu moo tax tey ñun ñu teew fii. mais Momo. juste une dernière question est-ce que doo invité sa moromu chanteur ñu def comme yow ni la génn une somme importante ne peu importe kuñ ko mën ci jox même sa doom rek parce que sonn na est-ce que doo invité les autres à soutenir les jeunes gestes Inch'Allah faut que loolu am parce que tamit aussi ñun ku ne xam na ne des fois ñun leaders yi fi ñu mën a yegg sax suñu instrumentistes yi mënuñu fa yegg donc lu ci bëri ñun la ñuy gën a xam ñu ci bëri sax xama bu ñuy teral ñun la ñuy gën di teral parce que ñoom kenn xamu leen te seen métier moo gën a metti ñoom li ñu dej man xam naa ko parce que man instrumentiste la en même temps jàng naa instrument xam naa ni mu demee donc dafa laaj aussi ñun ñu jàppale leen man dama prévoir oon sama premier événement yi ma def yëpp ba le 12 bi nga xamante ne moom laa mujjee annulé dépensé ci lu nekk dama prévoir oon lépp somme bi yëpp dama koy yëkkati jox ko sama instrumentiste yi may ko sama groupe du ma ci laal dara et que may woo artistes yëpp rek di leen wax ne nañu bàyyi xel ñi ci ginnaaw. parce que lépp ñoom la lépp ñoom la bu musique bi neexee bu affaire yi naajee ñoom la aussi il faut que ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax. mais Momo da nga génne son bu yàggul dara macha allah sénégalais bëgg ko. promotion bi. est-ce que tey décision bi ñu jël amul impact ci promotion woy bi nga xam ci album bi nga xamante ni génne nga ko rawatina son bi nga xamante ni instant bi ñu ngi ko doon consommer yàggul dara. mais bien sûr daf koy impacter tuuti parce que c'est normal aussi boo génnee dara ñëpp di ko bëggee ñëpp bëgg ko dafa laaj des fois xam nga ñu woo fans yi parce que ku ne daf koy bëgg a découvrir en live et que loolu ma xam ne mooy xaw a kii tuuti mooy xaw a am tuuti lu muy indi lu muy xaw a mais bon am nañ yaakaar que ni ñu ngi koy remplacer parce que ñu ngi dem ci ay émission télé di def ay plateau di jéem a def ay plateau live pour jéem a bëggal mais doyul parce que gars yi dañ koy bëgg enjoy dañuy bëgg a ñëw enjoy affaire yi en live loolu moo tax tey ñu teew fii ñun daal bëgguñu dara lu dul dellu suñu liggéey. ngay jaajëfal. jërëjëf. acca El Hadj nuyu naa la. waaye fay naa la Rose. acca tey li war a sa teewaay duñ la ko laaj mais Covid 19 bi 10 mois yi métti woon na trop si yéen tey ngeen wàcc si di ñaxtu seen ay droit ñu bàyyi leen ngeen liggéey la ngeen di xaar ci gouvernement bi. waaw lu ñuy xaar mooy maanaam ñu ibbil ñu liggéey parce que amuñu lenn lu dul musique rek la ñu am yàlla def na musique rek la ñu am te musique la ñu bëgg mooy sunu gagne-pain ci la ñuy amee lépp si la ñu xamee. kon ngir yàlla bu ñu gisee lii seen yaram war naa daw ñu bàyyi ñu jouer loolu kese la loolu moo ñu fi indi comme ñëpp waaw loolu kese la merci. merci beaucoup jaajëf. waaw maa ngi leen di bëggee bu baax a baax
di kontaan bu baax a baax ci seen teewaay presse Sénégal presse àdduna bi yëpp ñu ngi kontaan ci teewaay bi yëpp nous voulons travailler wax amul jarul coow li di bari dañoo bëgg a liggéey. kon message bi leer na nañ ba tey liggéey nous voulons travailler nañ ñu bàyyi ñu liggéey. ba tey ñu woy dem jël ay secrétaire général AMS membre de la CAM. waaw li may jëkk wax mooy ñun ay nit ñu responsable lañu ba pare bëgguñu faatu te bëgguñu faatu donc xam nga ni respect barrière yooyu ñu wax ni defe naa ni ci ñun artistes ñun ñi nga xam ne ñun ñoo jiitu woon ci di sensibiliser nit ñi ci mbas mi defe naa ni kenn duñu ci jiitu def nañu protocole sanitaire yàgg na daal di ko def ak ministre de la santé waxtaan ak ministre de l'intérieur ca jamono yee ba ñu commencé woon ni nañ liggéey ñu jékki-jékki rek daal ni tëjaat nañu yaakaar naa ni que ku gën a responsable artiste fii amul waaye boo toogee fukki weer ak ñaar yoo xame ni dara duggul mais dara ba dara booloo jeex duggul ñu nekk rek di baxal ay xeer di baxal ay xeer mbaxalum xeer moom du teel a ñor léegi nag ñun lan la ñuy laaj mooy yan solution pour ñun loolu rek lañu laaj te solution bi gën a diiñ moo di ñu bàyyi nu ñu liggéey. waaw man merci Bagay mooy que li ma xalaat tey mooy que ñun li ñuy revendiquer yëpp di ko wax maanaam suñu droit la du mbir boo xam ne moomuñu ko lu ñu moom la mooy maanaam ñun dañuy choisir benn métier libéral. mënoon nañ dem choisir beneen métier mais nit ku ne tey da nga choisir nekk avocat kii choisir nekk leneen ñu respecté ko ñun aussi bu ñu choisir nekk artiste nañu respecté li si des nag ay mesures barrières ak yooyu je pense que tey am naa peut-être contenté boo xamante ni mooy état bi depuis suba ñu ngi fi bàyyi seen police ba heure bi jot ñu génne fi seen police mooy maanaam je suis sûr que état tey xam na ni delloo nañu suñu cër jox nañu benn njukkal te xam naa ne ils ont compris et j'en suis sûr par rapport ak expérience bi ñu am ci live mooy que dinañ am dina am lu ñu wax ak ñun parce que lii déjà wax la mooy que respecté nañ leen bu leen xalaat ni respecté wala ñu moom lecture boobu laa am tey parce que amu fi lacrymogène amu fi dara parce que aussi ils se sont dit que ay nit yu responsable ñoo fi ñëw et puis loolu moo fi am loolu rek moo fi ne merci beaucoup. ñu ngi lay nuyu. waaw ziar naa leen fay naa leen ñëpp. tey noo gisee sitting bi. waaw je pense que li ñu si bëggoon mooy maanaam presse bi ñëw wuyu si ñu je pense que loolu am na et je pense que sunu kàddu dina jëp et ñi ko war a dégg ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñi tam ñu dégg ko sunu ministre de tutelle ak les autorités nañu dégg maanaam xam nga ñaxtu bi nañu xool ñi fi taxaw si doomu aadama ku nekk si ñun ay père de famille lañu ku nekk si ñun am nga benn famille wala am na nit ñoo xamante ni yaakaar si yow pour dund donc je pense que loolu c'était le combat du jour. ndax jàppoon que ni mobilisation bi des na bu baax. non réseaux sociaux yi léegi lenn mënul des lu tax parce que il suffit juste que tey jii nii ñu jël kenn yéen li ngeen di def nii yéen a ngi koy relayer ñeneen ak ñeneen ci ñun ñu ngi koy relayer et je pense que lépp solo mooy day am benn combat sur le terrain ak beneen combat boo xamante ne c'est un combat boo xam ne da ngay dem directement ñu def négociation ak nguur gi et je pense que lépp solo déjà mooy ñi koy yëg ñu ñëw ba pare comme dañoo tere woon marche bi dafa am ñu bëri peut-être dañoo tiitoon ragaloon forcé ñëw man loolu laa ko jàppee quoi je pense que ñu bëri loolu moo tax mu di ñu ñëw waaye lépp solo mooy ñi fi nekk que ce soit des gens représentatifs. Ça va bien, merci. li war a sa teewaay duñ la ko laaj mais noo gisee sitting bi. waaw mais c'est une très belle réussite déjà ça prouve que Sénégalais yi jël nañ à bras le corps li nga xamante ne moom mooy autorisation yi décret bi gars yi jël. C'est ça qu'on attend aujourd'hui de cette situation à ce que ñun ñëpp ñu mobiliser wu. wane na que ni mënuñ ci ànd ndax at dafa yàgg ça fait 10 mois liggéeyu ñu amuñu activité muy benn secteur boo xamante ne ci Sénégal moo liggéeyul on est très impacté et je pense que ne des solutions am na yu ñu proposé yu nekk dans même le bureau du ministre du tutelle loo xamante ne tey ànd nañ ci at ay kàngam ñu daal ñëw exactement ñoom luñ ci xalaat donc vraiment man je me sens vraiment aujourd'hui fier de voir autant de personnes autour. wax nga ko léegi nous sommes très impactés ci li nga xamante ni mooy Covid-19 bi lan la yàqal yow personnellement. alors personnellement man dama am boîte de communication moom je travaille avec les sociétés multinationales donc ci wàllu communication donc am ay camions podium at yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey ci wàllu manifestation donc damay def ay tournées ci régions yi. daaw rek mois de janvier décembre janvier boobu j'ai fait quasiment les régions donc li liggéeyuma et il y a du personnel qui est là donc da nga war a fay et vraiment c'est métti na trop ñu mën ñu may au moins ñu nit ñu liggéey on veut que ça on demande rien mënuñu ñaan ñun mais li ñu ñaan mooy liggéey rek.
voilà. merci beaucoup. ala ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di ziar yéen itam jërëjëf. tey jotuma laa xàmmee bu baax ndax rasta yi. waaw rasta yi daanaka bàyyi naa ko màkk. d'accord tey sa teewaay li ko waral duñ la ko laaj mais noo gisee sitting bi. sant yàlla bu baax parce que dafa fekk ni li nga xam ne moom mooy mbas mi nga xam ne ñoom la ñuy wax coronavirus bi mu duggee fii ci réewu Sénégal. artistes yi ñëw njëkk a jóg jàppali kër docteur ci wàllu sensibilisation ngir askan wi gën a fàggandiku ci seen i kaaraange artistes yooyu nag ñoo nekk fukki weer léegi mënuñu jot seen bopp ci liggéey te liggéey dafa war kenn ku ci nekk ci réew mi taxaw bii ñu taxaw fii nag mooy jëmmoo nekk benn baat pour wax nguuru état du Sénégal di wax président Macky Sall ne ko ñu ne ci réew mi la ñu bokk ci réew mi la ñu bokk te liggéey lu ñu war la ndax dañoo am ay facture am ay location war a inscrire suñu doom am lu ñu war te loolu yaakaaruñu ko feneen ci liggéey lu dul ci liggéey donc loolu rek la moo doon mbir mi donc tey nag gis nga artistes yëpp ñëw nañ ci corporation yëpp du musique du danse du théâtre du instrumentiste du producteurs yi managers yi ñëpp a ngi fi donc loolu sant yàlla la liñ ci jublu nag jàmm ak salaam la ndax état du Sénégal ndéem suñu partenaire la waaye yenn saa yi dafay baax ñu fàttali suñu bopp. ñu ngi lay jaajëfal baax jaajëfatee. tey jii nag xeex bi nag dara waralu ko lu dul nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu joob comprendre ay nit lañu ba pare duñu ay mala muus nañu dofuñu fii def 50 duñ fa bàyyi mukk foofu di am 50 dinañ xam nan lañ koy wàññee xam nañ koy organiser kon li may wax nee naa ne ñun atu lañu ci feebar bi atu mooy tey jii nii ay porteurs de voix lañ war nañ ñu bàyyi ñuy jouer suñuy petit affaire di ci sensibiliser gars yi di ci waxtaan ak nit ñi ne feebar dañ fi nañu maytu lii ak lee boo seetloo dëkk yu bëri culture bee ngay dox culture bee ngay dem ñu ngi leen di bàyyi ñuy liggéey ñuy sensibiliser parce que comme ni ma la wax ñun ñii ay jàngkat lañu dofuñu. mais fecckat yi tey ñu fi gis bëriwul. ah bëri nañ de dañoo tas de. yéen biñ leen joxee déjà ndimbal ci Covid bi. da ngeen ne mënoo leen ko séddoo tellement da ngeen bëri. dañoo bëri foofu laay waxee. waaw bu ñu xoolee foofu ngeen waxee. léegi xam nga tey fecckat yi bëriwuñu. xam nga tey bu ñu naan dañoo bëri du Sénégal du Dakar rek. tey am na région yi am na yeneen ak yeneen li am fii am na ci région yi suba peut-être di ngeen ko xam. ak yeneen région ku ne yaa ngi taxaw pour mën a def lii xeex nag boo koy wax gis nga tey am na ñoo xam ne ñooy ay xeexkat lañ man wax sama dëgg laay wax des fois Youssou Ndour day jékki-jékki jàpp ci bagage chaque mois mu jox la tey bu noonu naa toog fu ma toog rek na alhamdulilah luñ ma joxaat ma jël mais xeex du loolu xeex da ngay xeexal sa bopp xeexal ñëpp am na ñoo xam ne li mu am amuñu ko mais tey da ngay nekk nit parce que tey jii nii xam nga ne yow tu es à l'aise mais ñeneen ñi da ngay mër mais nag déggoo mën a la buñ ñu doon jox chaque mois sax xaalis ñu bàyyi ñu koy liggéeyal suñu bopp. waaye tamit ci yenn événement yi tamit ñooy assurer sécurité ñi nga xamante ni sénégalais yi fay ñëw ci lañ bokk donc ñi fi teew bëri na donc xam naa ni Covid bi ñoom tamit affecté na leen bu baax donc yéen a ngi ci Mprod ak Dakar Buzz en direct donc ñu ngi lay nuyu Papa Ndiaye. waaw ñu ngi leen di fay waaw. tey duñ leen laaj lan moo waral seen teewaay mais juste dañ leen di laaj nan ngeen dundee 10 mois yi nga xamante ni toog ngeen ko liggéeyoo leen daanaka. waaw 10 mois yi ni ñu ko dundee métti na mais du dul toog muñ rek ànd ak yàlla waaw noonu rek lañ ko dundee waaw. tey yéen mënoo leen dem sans artistes yi ce qui fait que artistes yi seen liggéey bu taxawee daanaka seen liggéey tamit taxaw na lan ngeen di xaar ci nguur gi ginnaaw ba nga xamante ne amel ngeen sitting bi di ñaan ngir ñu bàyyi leen ngeen eggali seen liggéey respecté li nga xamante ne aussi mooy geste barrières yi ak lépp loo xamante ne ñu ngi koy digle ngir moytu feebar bi. waaw xam nga artistes yi ñun ak ñoom boo xoolee presque ay famille lañ parce que ñoom ñoo tax ñun ñuy liggéey ñoom it bu ñuy liggéey ñun ñëwuñu seen liggéey du sotti kon ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi waaw. mais li ci des daal xanaa di ñaan nguur gi rek comme ni ñu koy waxee ñu baal ñu rek ñu mën a liggéey waaw. kàddu yi rafet na loolu ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup. Actrices culturelles ensemble. Vous avez vu, toutes ces femmes-là sont dans tous les secteurs des métiers de la culture. Nous avons créé une association pour lutter contre la stigmatisation, la discrimination des femmes, pour les renforcer en leadership. Et aujourd'hui, ça fait 9 mois que nous ne travaillons pas. Vous savez qu'une actrice culturelle qui ne travaille pas, c'est un problème, un réel problème. Parce que les hommes aussi ne travaillant pas, on dirait que le virus ne vit que la nuit pendant que nous faisons nos activités. Il faut que ça suffise. Tous les autres secteurs sont en train de travailler. Nous disons que nous aussi, nous voulons travailler. Nous devons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons.
asalaamaaleykum man la Koumbi Sora artiste chanteuse sénégalaise nekk membre ACE nekk actrice culturelle ensemble donc waa art bi Sénégal ak àddina ñoom ñoo booloo créer lii mooy ACE donc voilà tey je suis là en tant que artiste chanteuse en tant que porteuse de voix aussi parce que dañu ñëw comme ni ngeen ko gisee respecter mesures barrières et tout ça di ñaan gouvernement wu Sénégal di ñaan sunu njiitum réew Macky Sall mu bàyyi ñu xel xam ne ñun tamit ay yaay lañu dañu am njaboot tey bu bàyyee école yi sunu doom yi dem di jàngi kan moo leen di fayal doom yooyu ñun ñoo leen jur ñoom tamit ci société bi lañ bokk dañu war a dund dignement dañu war a dund ak respect donc ñu ngi ñaan nguuru Sénégal di ñaan sunu ministre ak ñëpp aussi ñu bàyyi ñu xel xam ne ñun ci askan bi aussi lañu bokk ay nit lañ yu am respect ay nit yéen ñi nga xam ne keroog ba Covid déclenché au Sénégal ñun ñoo njëkk a jóg. parce que di wax ni nag ñun kàddu gi ñuy yëkkati nii dañ koy yëkkati pour percussionniste yëpp percussionniste yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal na mën a wax musique génn ci perki ba nii maa ngi taxaw ak percussionniste su Pape Diouf maa ngi taxaw ak Ousmane maa ngi taxaw ak Alaaji Faye maa ngi taxaw ak Assane Faye léegi nag di wax li ñuy wax nag mooy que ni li ñu bëgg mooy que ni ñun percussionniste yi ak képp kuy artiste ñu bàyyi ñu dem def suñu liggéey na ñun amuñu lu dul liggéey xam nga lu gën a nekk métti nag ci àdduna mooy que ni ñu bàyyi ñëpp di dem di liggéey yow ñu teel a na la doo dem liggéey xeexuñu nag xuloowuñu dépassé wuñu dañuy ñaan ki nga xam ne ni mooy sunu njiitum réew di président Macky Sall ñu koy ñaan nekk ni affaire yi métti na ne dama ne toog 10 mois tëggoo woyoo dafa métti xam nga ñii ñu ngi leen di génne ci kër yi ñii ñu ngi am ay problème ñii ngi jël seeni sabar di jaay te loolu nag rafetlu wuñu ko te ñun nag ay citoyen lan dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi nag di dugal tamit nag ci dëkk bi kon ñun li ñuy wax li may ñaan Macky mooy que ni président ak ministre bi nga xam ne ni moo nu tëj mu tijjunu nag ñu dem liggéey nag ne nag loolu mooy dëgg nag gémmeñ nag bu waxul dëgg nag wax fenn dépassé wu nu sànniw nu xeer taalu nu pono dañuy ñaan rek di wax ni nag te nag danoo war a ñaan parce que ay citoyen lan bokk ci dëkk bi Ousmane loo wax. waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Sénégal man nag maa fay représenté association tous les bongoman du Sénégal man maa leen représenté waaw ndax lii tamit ñëpp la metti ñëpp la laal muy bongoman yeeg tëkkat sabar yeeg waaw ñu ngi mos dara mais nu ñu doon mosee ak léegi ça fait diamétralement opposé ndax dañ doon tëgg ay journée ay 6 programmes di ko tëgg comprendre nga léegi da ngay dem di tëgg sax ñu ne la arrêtal balaa police di ñëw wala lii ak lii te ñoom ñu ngi xew seen i xew yi ñu ngi fees dell waaw nit ñaa ngi liggéey seen liggéey bus yaa ngi fees lépp a ngi fees nañ ñu bàyyi ñu liggéey teewul nag dinañ respecté mesure samay morom keneen ak keneen aw ma si loolu boo ko jëlee benn jour aw ma si 100 francs aw ma ko si am naa carte adresse am naa lépp mais man aw ma kenn woowoo ma kenn bindu ma ci ay liste ndax loolu noonu boo ko jëlee une semaine du ko def ak yow boo si fayee location wala nga def si dépense day jeex nañ ñu bàyyi ñu amal suñu bopp ñu liggéey suñu bopp loolu mooy dëgg loolu affaire yi metti na wax dëgg yàlla te liggéey la ñoom ñi nga xam ne ñoo ni jiite ñi ngi liggéey seen liggéey chaque jour di dimbali seen i njaboot te dund nañ lu metti ñoom seen bopp dund nañ lu metti léegi ñoom bu ñu xalaatee ni ñoom dund nañ lu metti war nañ ñu nag dimbali rek te yàlla tax waxuñu lu ñaaw sànniwuñu xeer taaluñu pono sànnantewuñu waxuñu fi lu ñaaw nañ ñu dimbali ñun mënuñu lool sax ñun ko xam lan lañ xam nalaw yeew tëggi bëggal nit ñi sàccuñu agressé wuñu jëluñu yëfu jàmbur nañ ñu dimbali kon ñoom ñoo ñu jiite da leen di ñaan rek te yàlla rek a tax sabar yaa ngi jooy da leen di ñaan te yàlla rek a tax ñun dañuy tëgg programme fu ñuy yóbboo sabar yi ñu tas ko buñ tegee sabar duñu commencé sax ñu tas léegi ñun fu ñu jëm mais avance bi ñuy lekk balaa ngaa tëgg dañ lay jox avance bi ñuy lekk da nga koy fayaat te loolu dafa metti quoi. acteurs culturels yi ñoo fi tase donc techniciens yi tamit ci lañ bokk ndax ku ne spectacle technicien yéen a ngi en direct sur Dakar Buzz TV ak MProd. waaw mais salaamaaleykum di leen nuyu aussi di leen jaajëfal di nuyu képp ku fi teew parce que lii rek wane na ni ñëpp a bokk naqar parce que lu ñuy xeexandoo lépp benn la ñun lu ñu bëgg lenn la mooy nañ ñu bàyyi ñu liggéey. parce que aussi tamit fii ku la fi gën a ndaw ku ne responsabilité la ñun amuñu lu dul suñu liggéey ñaanuñu kenn xalaatuñ si lenn lu dul lii mooy suñu arme nag nit moom boo ko bëggee tëj rek teel armam
ñun moom dañoo téye suñu arme. ñu fekk la fi nga xamante ne yaakaar naa li leen génnee ñëpp xam nañ ko. li nga ndogal li nga xamante ne wàcc na seen kaw. ba tey lépp li nga xamante ne moo di seen activité si wàllum liggéey. waaw d'abord maa ngi nuyu ñëpp di wax ne maa ngi nuyu aussi ñi ñuy seetaan. que ni nga ko waxee rek noonu la demee. li indi problème bi yëpp mooy feebar bi nga xam ne wàcc na ci dëkk bi. ça fait presque mën naa ne léegi mu dugg sax 1 an. mais depuis que mu ñëw ba tey. ñun ñi nga xam ne ñooy artistes yi boo seetloo début bi li nga xam ne bi mu ñëwee lii suñu wareef def nañ ko mooy dugg nañ ci studio yi génne nañ suñuy moyen donc sensibiliser doomu aadama yëpp xamal leen li feebar bi di bañ ak li mu nangu comprendre nga bu ñu demee nag ba toog benn moment vraiment ku nekk xam na ne artiste liggéeyam rek la am bu ñu demee ba benn moment ñu toog surtout moment bii nii muy fin d'année bi vraiment nag dañuy ñaan nguur gi que il est temps nag ñu yombalal ñu affaire yi ñu mën a liggéey c'est parce que bu ñu liggéeyul fan la ñuy jëlee lu ñu yoree suñu njaboot ak ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu topp suñu ginnaaw aussi seen wërsëg di jaar ci ñun jëm ci ñoom comprendre nga bañuñu sax que tey ñu war a jouer mu nekk 100 personnes ñu def ko 50 personnes xam nga bañuñu loolu buñ ko mënee am aussi que ñu jël ñu liggéey mais lépp daal nañu liggéey quoi ndax il est temps. lépp na ngeen liggéey. ñu ngi ci Dakar Buzz TV ak MPROD vous êtes en direct. donc sitting bi acteurs culturels yi ñoo ko woote bu ñu nee acteur culturel nag yaatu na secteur bu nekk fi wante tey ki ñu taxawal dafa spécial parce que moom mooy gérer boîte bi nga xamante ni mooy Vogue artistes yu mag di fa tëgg surtout les week-ends donc ñu bëri daan fa dem tamit di féexal seen i xol donc duñ la laaj lan moo waral sa teewaay sax mais sitting bi nan nga ko gisee dañ lay laaj. waaw ça s'est fait dans la discipline c'est bien. Je pense qu'on voulait faire juste passer un message. On n'est pas là pour non plus faire un forcing par rapport à l'État ni rien. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils ont vu que c'était quelque chose de maîtrisable et de correct. Donc, bon, ils nous ont laissé pouvoir le faire, juste pour qu'on puisse montrer qu'on existe et que, bon, on est les mal-aimés, quoi, de trucs. Et c'est un peu partout pareil. Chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, on tape sur les boîtes de nuit ou sur les artistes, sur la musique. La musique, elle est là pour égayer un peu la vie, hein. Ku ci nekk yaakaar naa ne dans ce pays tu as besoin de féexal sa xol de temps en temps. Il y en a qui trouvent d'autres moyens, mais la plupart et toute la jeunesse ñoom ils cherchent un peu à s'égayer à travers la musique. Bon, bon, on est en période de fête. Si on doit passer encore les fêtes dans la morosité, déjà avec ce Covid qui nous pose tant de problèmes, hein. Bon, si on doit, c'est normal quoi. Les gens en ont marre, les gens ont mauvais caractère, les gens s'énervent, les gens, voilà, parce que c'est leur business, c'est leur quotidien, c'est leur liberté, c'est tout ça qui est impacté. Et donc bon, peut-être il y a des solutions à comprendre parce qu'on voit bien que la maladie, on n'arrive pas à la maîtriser et on a du mal à savoir où est-ce qu'on va. Mais maintenant, on a quand même un peu d'expérience et on pourrait essayer de trouver une solution en y mettant un petit peu de soi. Il y a des possibilités, parce que bon, les artistes aujourd'hui savent que s'ils ne gèrent pas bien leur truc, ils sont condamnés. Nous qui avons des établissements aussi, nous sommes dans la même situation. Nous avons les moyens de pouvoir faire quelque chose sérieusement. On nous parle de grosses pertes durant les 10 mois passés, mais surtout durant ce mois de décembre, vu qu'on a encore interdit toute manifestation et tout événement culturel. Est-ce que vous le confirmez? Oui, c'est confirmé. Oui. C'est confirmé que pour l'instant, bon, on n'a pas d'espoir de pouvoir finir. Vous avez déjà investi pour les fêtes de décembre? Oui, moi j'ai acheté des décorations pour faire quelque chose de joli et tout ça. Les commandes aussi, on était obligé dans le doute, parce que comme on avait quand même espoir qu'on nous laisse au moins quelques jours, donc on a été obligé de faire des commandes. Et bon, maintenant, on commence à perdre espoir. Et je ne sais même pas comment on va faire avec les fournisseurs. On va voir ce qu'on peut leur rendre, mais tout ce qui est périssable ne pourra pas être rendu. Donc ça va être encore. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Babi nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax. Chéri Ouzin Keita. Barbichou Ndiago Sëñ Saalu yaay Fallou Jésus. waaw. tey sa teewaay kenn du la laaj lan moo ko waral. mais noo gisee sitting bi. sant yàlla. am nañ mbégte ak kontante. amaana Youssou Ndour étant njiit moom Youssou Ndour
bu taxawul woon ne kii bi amul marché bi amul xëy na dina gën a bëri parce que ñi ko waajoon bëri na mais ñu bëri dañu yaakaar ne sax amatul parce que Youssou Ndour moo ko wax du dëgg ñoom nañ ci jàpp ñoom ñooy njiit yi ñun aar la ñu am aar la ñu bëgg moom lañ safoo faale ko rawatina ñi nga xamante ne dañoo bokk ci ADSMS association boobu nga xam Pa Moussa Sonko mooy président bi Oumou Sow moom mooy secrétaire général bi kon bu ñu ñëwee fii di jooy pour liggéey dañu naan jeunesse bi nañu liggéey ñun dañu ñëw pour xeex pour ñu bàyyi ñu liggéey nañu bàyyi ñu liggéey quand même aar gese la ñu am moom la ñu bëgg bàyyi leen ñu liggéey pare nañ pour respecter mesure bu ñu jox dinañ takk masque def gel respecter mesures yi ak lépp mais nañu bàyyi ñu liggéey parce que aar bu amul dara du dox ndax Sénégal moom boo waxee aar Sénégal nga wax boo waxee aar Afrique nga wax boo waxee Afrique en un mot aar monde entier la nañu bàyyi ñu liggéey loolu rek mooy suñu wax voilà. waaw ñu ngi lay fay non du waa lamb ji. ñun sécurité. on est de la sécurité événementiel. ok d'accord ba tey événementiel lamb ak concert ak dëj ak ngénte ak mariage ak dëj ak ngénte ak mariage ak ci lamb laa la xàmmee moo tax foo ne lamb rek ngay def non defuñu lamb rek li ngeen def bëri na li ñuy def bëri na kon en tout cas événement daal bu amee da ngeen dem participer ci sécurité bi lamb politique ngénte dëj lépp lépp la ñuy def donc vraiment ñun suñ mbokk artistes yi li ñu nekkee dañ ñëw jàppal leen si parce que ñoom bu ñu liggéeyee ñu liggéey faut pas que ñu gis ne artistes rek ñooy wax wala leneen mais ñi nekk si ginnaaw artiste dafa bëri am na technicien am na videur sécurité am na serveur am na borom chaise am na borom bâche am na borom tente am na borom sono yi borom café yi jaay si mbedd mi les taximan jaaykatu billets yi chaîne la boo xam ne dafay gudd donc li ñu bëgg mooy ñooñ bàyyi gars yi ñu liggéey parce que ñëpp a ngi liggéey car rapide yaa ngi liggéey tata yaa ngi liggéey bus yaa ngi liggéey barki Demba Ndiaye ñoom organisé nañ benn soirée fële musée des civilisations distanciation bi ñu def foofu on peut le faire mën nañ ko def moom on peut le faire donc ñun ñaanuñu xaalis yalwaanuñu nañ defuñu dara nañ bàyyi ñu liggéey nañ bàyyi gars yi liggéey c'est des pères de famille mënoo toog père de famille toog 8 mois 9 mois jëm 1 an sans travailler donc mënoo ko laaj kenn dañ war a am ay charges yu ñu war a fay am nañ ay doom yi jàngi dañu war a lekk dañu war a naan donc voilà merci beaucoup. Modou Gueye nga may gën a nuroo Modou Gueye TFM coiffure bi la may gën a nuroo alors Rich mu ngi nii Rich nuyu nañ la. mais fay naa leen. duñ la war laaj li waral teewaay bi ni ma koy waxee artiste bu ne mais noo leen gisee sitting bi. waaw mais kontaan xam nga kontaan ci ñu fi daje ñëpp di wax ne bu kenn mere kenn bu kenn mere kenn ñi ñëwul am na ñu leen ñëwal ndax man boo ma fi gisee di nga ne Mbaye Dieye Faye mi ngi fi waa 5-5 kon bu kenn mere kenn ku ñëwul rek sa manager ñëw na wala képp ku nekk ci yow ñëw na xam nga waaw bëgg rek kontaan ci lii ñu def nii liggéey rek moo ñu ñor danoo bëgg liggéey rek moo tax ñëpp jóg. 10 mois bari na de ba yéen a ngi entraîné ci biir kër yi. non mais xam nga boo dee danseur foog ngay corde xaw nañ am tuuti kii nag mais ñi ngi corde ñi ngi koy gérer waaw ñi ngi koy gérer di wax ne xam nga dañu bëgg liggéey rek mesure barrière yi non mën nañ ko gérer waaw mën nañ ko gérer parce que foofu du marché bu tas fi ñuy tëggee non du marché bu tas kon liggéey rek lañ bëgg président ñi ngi lay ñaan rek waaw ñu liggéey rek waaw ñu bàyyil ñu ko. kàddu yi rafet na trop ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jéem a peace. mais dun kontaan ci yow. ok salaamaaleykum bon di wax ni que je suis très contente parce que wane na ni que ñëpp benn lañ parce que tey couche yëpp ñu ngi fi que ce soit danseurs yi chanteurs yi xam nga peintres yeeg les acteurs y a tout le monde donc di wane ni que ñëpp ñoo bokk li ñuy kaas ñëpp bokk li ñuy jooy ki ci am ak ki ci amul donc pour dire que la culture elle est c'est quand même comme je dis toujours c'est le miroir du pays donc artistes yi dañ leen war a gën a jox seen gëdd et voilà sitting bi wane na ni que tey franchement ñëpp benn lañu et on est tous là soudés nekk benn porter une seule voix pour tout le monde. noo dundee 10 mois yi parce que yow sa cas dafa xaw a spécial. sama cas spécial léegi li tax mu spécial mooy way juróom bu góor dafa nekk ci art bi frère am nekk ci art bi moom mu nekk si macha allah donc famille boo xamante ni presque ñëpp ay def art. donc noo leen dundee Covid 19. ben écoute dafa métti na ci ñëpp métti na ci ñëpp parce que da ngay gis ni que ce plan yëpp ay yàqu donc tout ce que tu avais programmé en une année par rapport à des concerts des spectacles ak yooyu yëpp da ngay gis muy yàqu benn par
par benn donc ci ñëpp la metti parce que comme ni nga ko waxee papa frère ay rak ay mag ñëpp a ngi ci milieu bi tout le monde l'a senti parce que on a que l'art ñun art la ñuy dund moom la ñu am et tout peut-être quelques-uns am nañ ci xëy na ci yeneen business c'est ce qui est dommage parce que un artiste doit pouvoir vivre de son art donc parce que ñun ñooy bégal nit ñi xam nga war na gën a mën a neex donc yëg nañ ko bu baax a baax métti na ci ñëpp et gën a métti tamit ci suñu papa yi nga xamante ni xam nga li leen war bëri na njaboot yaa ngi taxaw di xaar donc voilà quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup jaajëf à vous. Je peux prendre vos coordonnées ou bien de votre manager. D'accord. Petit place de la nation c'est ça donc Tafa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. tey li war a sa teewaay xam naa duñ la ko laaj ndax acteur culturel yi la ñuy wax ci culture ngay yëngu yaa ngi def fecc di ànd ak ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck nekk foofu ca Faramaren donc déjà 10 mois yi metti woon na mais décembre bi ñu ñëwaat dagg activité yi qu'est-ce que ça vous fait. waaw ku ne xam na ne liggéey bu ne dafa am benn période bu muy dox te ku ne xam na ne liggéey artiste période tout décembre lay dox ndax ku ne xam na décembre daaw Wally dafa defoon tournée internationale dem Kaolack Fatick dëkk région yëpp mu dem fa ba 1er janvier bi décembre mu ñëw 31 décembre bi tëjee ko Grand Théâtre kon ren bu loolu amul du Ndakaaru rek ñoo koy yëg même région yi dañ koy yëg parce que région bu ne da ngay soxla benn année nga gis benn artiste mu ñëw foofu bégal la xam nga delluwaat yo Macky suñu papa la suñu kilifa la ndax mooy suñu baay ndax mooy njiitu réew mi waaye li ñu koy ñaan mooy ñun ñaan ñu ko dara lu dul ma ibbi boîte yi boîte bu war a def 500 personnes ñu def si 250 personnes ba pare ñu yëpp takk max ñu jouer soirée ñu xool parce que ba li lay wan loolu mooy ba feebar bi amee ba léegi déggoo benn cas bu jógee ci boîte de nuit amagul déggoo tam benn artiste bu ñu ne dafa corona kon ñun ñi ngi éviter ñi ngi daw li ñu mën li ñuy ñaan suñu papa suñu lépp muy Macky Sall mooy mu xool nu mu yolamalee mbir mi ba ñun ñëpp mën a jariñu ndax ñun liggéey rek lañ bëgg bu ñuy bilee boîte ji ñu liggéey am lu ñu yóbbu suñu kër parce que tey jii kuñ ci génne sa kër du moom moo lay fayal amul benn politicien buy taxaw di la fayal décision yi bu ñu koy jël dañuy xalaat ci ñi muy dal parce que toog sa palais mu neex wala nga toog sa bureau mu neex nga jël décision rek si fooy rek bind ray plus de 1000 et quelques personnes décision boobu balaa nga koy jël nga ko xool kon ñoom balaa ñu leen jël décision bi ñu jël ni si décembre bi war nañ xool ne artistes yi 4 décembre mooy seen période ci la ñuy liggéey ci la ñuy am dara kon nañ leen bàyyi ba décembre passé ñoom pour décembre passé comme feebar bi du fi jógee moom moo nañ dund ak moom kay nañ dund ak moom rek ñi muy rey mu rey leen ñi muy dundal mu dundal leen parce que feebar bi biñ ko yàlla suñu borom di ko wàcce ci àdduna programme ñi ci war a rey ba pare ñun buñ daw ba dugg ci théâtre Ronda tamit ñi ci war a dee ciy dee kon nañu bàyyi ñu liggéey parce que ñun rek a liggéeyul ñun kase artiste rek a liggéeyul ñee ñi si des yëpp ñi ngi liggéey ñi ngi am lu ñu yóbbu kër mais ñu amuñu lu ñu yóbbu kër ku amul loo yóbbu kër nooy def doo jommi nañu bàyyi ñu liggéey ñun loolu lañ ko ñaan. mais li ñu gën a remarqué tamit ci sitting bi mooy waykat yi artistes jeunes yi nga xamante ne jamono bi mën nañ ni ñoo tee affaire yi daal macha allah ñu bëri si ñoom gisuñu leen fi ku mel ni Wally Seck. waaw xam nga tey jii sitting bi dama ne noo xam ne tey suba gis ngeen ni mu meloon tey suba gis ngeen fii ni mu meloon ak ay jeunes lu fi ñëwoon ci ay jeunes yooyu ku ñuy dóor ñun Macky Sall ñun lay dóor fecckat yeeg waykat yeeg tëggkat sabari bu ñu dóoree yéen ñàkkum dóor li mais ñun jëruñoo dóor ñun defuñu lu dul bégal waa Sénégal ñun defuñu Sénégal ñun bañ fi nekkee ba léegi ñun defuñu dara lu dul bégal waa Sénégal ñun Macky Sall bu ñu dóoree ba njëriñ la am kon jeunes yi fi ñëwoon tey suba indi fi ay camion ay ndox mu tàng ak yooyu bu ñu ñëwee nañ ñu ko sotti mu jeex non ñun moom man Tafa ñi nga laa wax de wallahi lazim bu ma fekkoon jeunes yi du ma daw billahi du ma daw parce que ñun defuñu lu aay nañ ñu bàyyi ñu liggéey rek la ñu wax. mu mel ni loolu tax na ñu bëri après ñëwuñu ndax bëgguñu woon forcing bi mais bi ngeen ñëwee ci ngor si gis ne ñoom ñëpp dañoo dem daal di leen di bàyyi ngeen taxaw def seen sitting. Wally ñëwul mais ay éléments yëpp a ngi fi Mbaye si Ndiaye kaa leen Benjamin ngi ne Mbaye si Ndiaye ngi ne kon ñëpp a ngi fi élément Wally yëpp a ngi fi. nañ jàpp ni Faramaren non Faramaren même bu Wally ñëwul ñi fi war a nekk ñëpp a ngi fi nekk tey jii taxaw ñoom Amadou ñëpp a ngi fi tey jii Seydou technicien ñëpp a ngi fi kon am na loo xam ne même bu Wally ñëwul ay élément am ñëw nañ li ci am solo mooy mu Wally ñëw ak Wally bañ a ñëw Youssou Ndour ñëw Youssou Ndour bañ a ñëw xam nga la moo ci am solo nañ ñu bàyyi ñu liggéey am lu ñu yóbbu suñu kër ñun loolu rek la ñuy wax ñun sant ñu waxuñu leneen lu garaaw ñun
ñun li ñuy wax mooy nañ ñu bàyyi ñu liggéey am lu ñu yóbbu suñu kër ndax kuñ ci génne sa location amul kenn ku lay fayal élément Wally yaa ngi nii ñëpp ay élément Wally Seydou ngi nii technicien Wally Fallou Benjamin ngi nii kon Wally ñëwul maa ay élément am ñëw nañ donc sitting bi ni ngi leen rappeler rek ni ñu ko waxee acteurs culturels yi la ñuy wax donc techniciens yi ci biir DJ yi ci biir donc fecckat yi ci biir waykat yi ñëpp ci biir macha allah ñu ngi lay nuyu Benjamin. maa ngi leen di fay di leen bëggee di leen wax ni dara indiwuñu fi mooy li ñuy wax rek dara indiwuñu fi lu dul suñu droit la ñuy kaas droit bi du dara lu liggéey tàmm nañu nag bu ñu waxee ñoom ñu ne non ñu ngi génne benn somme pour ndimbal wala pour ndàmpaay génne loo xam ni artiste bu ne 35000 ngay laal mbaa 45000 soxlawuñu ko ñoom ñu ngi liggéey ci biir corona nañ ñu bàyyi ñun ñu liggéey ci biir corona système yi ñuy teg nag ba liggéey respecté waale mesures barrières yi ñoom doy nañ ñu ci xam-xam ñun ñoo leen fal doy gi ñu doy moo tax ñu fal leen ci xam-xam nañu xool ak ministre de la culture nga xam ne moo ñu jiite ñu xool yan système lañ mën a teg ba ñu liggéeyi mais corona nekkatul gan corona nekkatul luy ñëw di dem nii vite fait dafa dëkk comme dafa dëkk nag nañ ko jàppee habitant mu dëkk ñu dëkk mais bu ñu tëj suñuy kër non mais si. jàppee corona habitant. mais avec si. corona mais dugguñu ci 10e mois ñu téeñu pour lan loo xam ni xamoo kañ lay dem xam nga kañ la corona dem Macky Sall moo ne gan goo xam ne dalaa gana si te xamoo kañ lay ñibbi da ngay fas yéene dund ak moom moo wax loolu li may wax nii te gan gi mi ngi fi ñibbeegul nañu bàyyi ñu liggéey li may wax nii moom moo ko njëkk a wax man corona jàppeetu ma ko sax gan léegi daa dëkk dafa dëkk waaw léegi nag habitant warta très dund moromu habitant am comme nag moom dafa dangereux non wax nañ ñu ni ñu koy moytoo muy masque ak bañ a joxe loxo ak bañ a nuyoo non nañ ñu bàyyi ñu respecté loolu lépp te liggéey boîte boo xamante ni day jël 1500 personnes wala 1000 personnes mais nañ ñu bàyyi ñu def ko ak 500 personnes ñu xaaj ko ñu liggéey comprendre nga ñan xool xalaat bu nu mën a def ñu liggéey mais maanaam toog leen seen kër ngir corona moo mënatul la nekk artiste dootuñu ko nangu nous sommes très conscients nag ci lan mooy gars yi ñu bari dañoo foog ni ñun artistes yi dañoo xamul li xew wala dañoo xamul ni affaire yi day yokk ak nangam sangam ñoo leen gën a conscient ñun ñoo njëkk a génn suñu alal utiliser suñuy studio suñuy xam-xam ak suñuy moyens bopp naan restez chez vous. Pape Diouf a si njëkk a def xaalis ak Wally yëkkati 5 millions joxe. xaaral ma ñëw rek feebar bi danger yi ci nekk lii ci ne artistes yëpp wax nañ ko ku ci ne dem ngay studio te gisoo ministre bu la jox xaalis gisoo président bu la jox xaalis kon ñun kenn gënuñoo conscient xam nañ ni xew mais dañ dul nangu 10 mois ñu teg ñu ci bërëb pour loo xamul kañ lay jeex loolu la dul nangu. asalaamaaleykum waa Dakar Buzz di nuyu bu baax sama xarit ba fa ne di Méroune wax dëgg yàlla di am mbégte ak contentement di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ñëpp à travers Dakar Buzz waaw. noo gisee sitting bi. waaw niñ ko gisee rek mooy comme maanaam niñ ko doon imaginer malgré que des na parce que tey artistes sénégalais yi xajuñu fii fecckat yi rek xajuñu woon fii asamalaak artistes sénégalais yi tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy njiit. kenn waru leen a war a jiitu fii ndax ñun tey li ñuy kaas ñi bu ñu ko amee ñun ñëpp a ciy jariñu ñun nag ay nit lañu yoo xamante ni kenn du tax ñu changer suñu image ndax artistes yi kenn xamal ko violence du ñu fi wax lu ñaaw du ñu fi sànni xeer du ñu fi taal pëna du ñu fi baara tali mais dëgg du rombi nopp te ñun amul dara lu ñuy def fii loo xamante ni ñoom ump na leen 10 mois ku ni la demal nga tëdd bul liggéey 10 mois 1 an la. 1 an ku ne la bul liggéey mooy dafa bëgg nga xiif ki bëgg nga xiif dafa bëgg nga loof te ki bëgg nga loof mooy dafa bëgg nga feebar dëgg du rombi nopp artistes yi ku ci nekk ci kaw nag ba ci suuf jëddi fi kii ku kon ci kaw laa wax de ba ci suuf amul kenn ku ci amul ay problème amul ku ci amul ay det ndax ku ne xam ne artistes yi ni muy dundee dafa miti seeni frais dafa miti trop nga jël leen benn 11 mois ni leen dem leen ngeen toog bu leen liggéey mais pour lan école yi ñoom lijjanti nañu ba école yi ñu ngi jàng te ku ne xam na ni classe bu ne dana def plus de 50 élèves bu ñu génnee récréation école bi lépp dana mat plus de 1000 personnes mais terewul fexe nañ ba élèves yi ñu ngi jàng
xam nga que marché yi la mu daan def mi ngi koy def oto yi fexe nañ ba nombre ya fa daan ne ña ngi fay ne. leneen ak leneen ñun daal dafa mel ni kon léegi affaire bi dañ ni artistes yi musiciens yi ñooy joxe corona mais trop c'est trop Macky Sall nag delloo ci xelam xam ni bu mu indi haine digganteem ak artistes yi mi ngi xañ ñu ko bëgg mi ngi xañ ñu ko respecté mi ngi xañ ñoo xamante ni lépp lu mu mës a woote ñooñu ñi ngi ci ginnaawam heure bu dee campagne artistes yi dañuy génn ñëw sensibiliser jàppale ko barki Dembo Ndiaye lañ ko wane. bi muy campagne Youssou Ndour di ko wéyal duma combine bëri muy bàkku lépp lu mës a def barki Dembo Ndiaye wanewaat nañ ko muy feete anniversaire am woo artistes yi kon kooku na bàyyi xel artistes yi comme ñi ko fi jiitu daan defee président Senghor fu mu mës a dem day buub artistes yi yóbbu leen ñoom Yandé Codé def fépp partout dans le monde fu mu mës a dem day yóbbaale culture Sénégal président Abdou Diouf ñëw defaat la même chose Ablaye Wade ñëw defaat la même chose moom mu ñëw ni artistes yi dem leen ngeen tëdd 1 an tey bu fekkoon ni. maanaam day def 2 mois 3 mois artistes yi mën nañ ko 2 mois 3 mois mais nag loo xamante ni xamul kañ la yam te dugg 1 an wax dëgg yàlla nga bëgg a continuer ni ne yéen ñoom dem la rek ngeen toog ba maanaam corona di jeex mais trop c'est trop nañu waxante dëgg amuñu nag benn intérêt pour maanaam ñun contre ñu Macky Sall contre ñu gouvernement amuñu ku ñuy contre maanaam duñu ay baadoo la maanaam duñu violent defuñu dara mais dëgg du rombi nopp nit ki droit de travail am la am suñu droit de travail la ñuy laaj suñu période la ñu ne muy décembre gi artistes yi am nañuy bor liaas ñu ci bëri génne na leen seen i kër ñii seen i jabar dem nañu ñaan nañ leen baat dem nañu parce que amatuñu lu leen jox ñii de maanaam xamatuñu ban heure la ñu war a génn ndax di nëbbatu amatuñu luñ sol amatuñu lu ñu lekk trop c'est trop. wax ji nag bu guddee ñu baal ñu mais wax la buy jógee ci xol war a dugg ci ay xol artistes yi sonn nañ encore une fois li laay war a suuli nañ ñu dimbali rek wax nu yan solution la ñu mën a def pour liggéey wasalaam. duñ la laaj sax sa teewaay fii mais ñu bëri ci yéen gis nañ ni daanaka ñëwuñu wala ñoo yéex a ñëw ndax jàppoon nañ ni comme autorisation génnul donc ajul woon ñu teew fi nan nga gisee sitting bi. waaw sitting bi baax na ñi ñëwal nañ ñi ñëwul parce que julli juma dina jot ñëpp doon ay jullit mais jullit ñëpp duñ dem julli ci loolu foog nit ñi di nangu yu mel noonu naan diw ñëwul ak yooyu kenn du ko seetlu parce que rafetul nit da ngay seetlu li rafet ak li baax nit da ngay xool li baax di ko wax ngay xool li rafet ngay jéem a xool li rafetul nga jéem ko rafetal donc looloo baax li ëpp importance mooy ñi fi nekk tey te daje fi ils sont assez représentatifs du monde des arts am na ay woykat am na ay fecckat am na ay artistes peintres am na façon bu ne am na ay techniciens donc le monde du spectacle est là le monde des arts est là le plus important c'est ça donc nit ñi daje nañ fi pour wane ni am nañ pas-pas am nañ taxawaay pour xeex effectivement li nga xamante ne moom la ñu état nar a teg ci wàllu tere ñu woy nañu ubbi saali nit ñi fecc nit ñi woy nit ñi rap. boo gisee ñu posé la question boobu dafa fekk ni dañu jàppoon ni fii dina fees dell ndaxte ni nga ko waxee rek secteur culturel la ñuy wax donc dafa yaatu ba nga xamante ni jàppoon nañ ni place de la nation sax ndawoon na trop pour def fi sitting bi moo tax ñu posé la question boobu ba tey ñuy xaar naan nguur gi ba tey comme nangulu woon leen marche bi tey def ngeen sitting bi et tout sénégalais yi ñu ngi leen di seetaan ñu bëri tamit ñu ngi leen di soutenir ndax jàpp nañ ni metti na lool ban message ngeen mën lancer rek ñi nga xamante ni mooy suñu njiit yi daal di rek dakkal activité culturelle yooyu nga xamante ni moo waral tey teewaay bi fii. waaw en fait réeroo amul ñàkk a waxtaan am li am solo ba am solo mooy nit ñi taxawuñ fi pour dóorante kurpeñ ak nguur nit ñi dañ fi taxaw effectivement pour ne dañu bëgg a fecc dañu bëgg a woy dañu bëgg a dundee suñu métier mooy bu leen ñu may xaalis. bu leen wut ndimbal teg ko fi ñu koy séddale bàyyi leen ñu dundee suñu métier woy la suñu métier fecc la suñu métier technicien de spectacle la suñu métier vidéographe la suñu métier photographe la ndax benn woykat bu ne Wally Seck bu naree organiser concert dina liggéeyloo lu tolloog juróom fukki nit dina liggéeyloo nit ci wàllu graphisme liggéeyloo nit ci wàllu montage liggéeyloo nit ci wàllu vidéo liggéeyloo nit ci wàllu régie et cetera donc yooyu
dafa am solo pour nguur comprendre lu mel noonu te au-delà de liggéey boobu nga xamante ne moom la artistes yi di wax di laaj muy seen ak seen yelleef ci wàllu koom-koom dafa am beneen dimension bi ci ëpp solo mooy art dafa baax ci réew parce que dafa am benn dimension sociale bu muy régler tant que artistes yi ñu ngi woy di tëgg di fecc dafay contribuer à l'apaisement de la tension léeg-léeg sa xol naqari léeg-léeg nga mere sa far léeg-léeg nga mere sa nijaay wala nga mere sa papa nga déglu woy bi dalal sa xel nga kontaan mu indiwaat jàmm ci biir kër gi donc yooyu c'est très important wala nga seetaan sa neex et cetera les gens ont besoin d'art pour vivre parce que fu ñu amee art bu ñu teree art rek bu ñu teree quand on réclame le silence de l'art bu ñu ko exiger finalement on va entendre le bruit des armes vaut mieux préférer le bruit de l'art les mélodies les symphonies vaut mieux entendre ça que d'entendre le bruit des armes parce que sans art c'est pas la paix. L'art fait vivre le monde on a besoin d'art pour vivre l'art apaise les tensions sociales. mais ñoom bu ñu jàppee ni cas yi dafa yokk moo tax ñu daal di ne rek ngeen toogaat ak dakkal activités yi ban gis-gis ngeen am. tamit waaw cas yi li ko yokk du artistes yi cas yi li ko yokk mën nañ ko xool ci yeneen ak yeneen ku bàyyi ay bus ñuy daw nit ñi nekk ci ay 60 50 ku bàyyi nit ñi di dem école di jàngi. ku bàyyi jumaa yi di julli donte ñun ñëpp ay jullit lañu li ëpp ci ñun mën nga bàyyi artistes yi woy mais effectivement nga waxtaan ak ñiy liggéey ci monde spectacle bi ci naka lañ koy organiser maanaam salle buy jël 500 nga ne leen salle bi léegi mën na jël 250 avec aussi port de masque obligatoire avec gel antiseptique et cetera lépp loo gis waxtaan la moo ñu gënal ñu ñuy séddale ay milliards muy indi coow ñii di am ñii du ñu am. donc di nga ci gis ki nga xamante ne sax liggéeyul woyatul bëgg cee am te waru cee am donc nañu bàyyi gars yi ñu liggéey pour ñu delloo leen au moins seen dignité parce que àq la ak yelleef. duñ la laaj sax sa teewaay fii mais ñu bëri ci yéen gis nañ ni daanaka ñëwuñu wala ñoo yéex a ñëw ndax jàppoon nañ ni comme autorisation génnul donc ajul woon ñu teew fi na nga gisee sitting bi. waaw sitting bi baax na ñi ñëwal nañ ñi ñëwul. parce que julli juma dina jot ñëpp doon ay jullit mais jullit ñëpp duñ dem julli ci loolu foog nit ñi di nangu yu mel noonu naan diw ñëwul ak yooyu kenn du ko seetlu parce que rafetul nit da ngay seetlu li rafet ak li baax nit da ngay xool li baax di ko wax ngay xool li rafet ngay jéem a xool li rafetul nga jéem ko rafetal donc looloo baax li ëpp importance mooy ñi fi nekk tey te daje fi ils sont assez représentatifs du monde des arts am na ay woykat am na ay fecckat am na ay artiste peintre am na façon bu ne am na ay techniciens donc le monde du spectacle est là le monde des arts est là le plus important c'est ça donc nit ñi daje nañ fi pour wane ni am nañ pas-pas am nañ taxawaay pour xeex effectivement li nga xamante ne moom la ñu état nar a teg ci wàllu tere ñu woy nañu ubbi saali nit ñi fecc nit ñi woy nit ñi rap. boo gisee ñu posé la question boobu dafa fekk ni dañu jàppoon ni fii dina fees dell ndaxte ni nga ko waxee rek secteur culturel la ñuy wax donc dafa yaatu ba nga xamante ni jàppoon nañ ni place de la nation sax ndawoon na trop pour def fi sitting bi moo tax ñu posé la question boobu ba tey ñuy xaar naan nguur gi ba tey comme nangulu woon leen marche bi tey def ngeen sitting bi et tout sénégalais yi ñu ngi leen di seetaan ñu bëri tamit ñu ngi leen di soutenir ndax jàpp nañ ni metti na lool ban message ngeen mën lancer rek ñi nga xamante ni mooy suñu njiit yi daal di rek dakkal activité culturelle yooyu nga xamante ni moo waral tey teewaay bi fii. waaw en fait réeroo amul ñàkk a waxtaan am li am solo ba am solo mooy nit ñi taxawuñ fi pour dóorante kurpeñ ak nguur nit ñi dañ fi taxaw effectivement pour ne dañu bëgg a fecc dañu bëgg a woy dañu bëgg a dundee suñu métier mooy bu leen ñu may xaalis. bu leen wut ndimbal teg ko fi ñu koy séddale bàyyi leen ñu dundee suñu métier woy la suñu métier fecc la suñu métier technicien de spectacle la suñu métier vidéographe la suñu métier photographe la ndax benn woykat bu ne Wally Seck bu naree organiser concert
dina liggéeyloo lu tolloog juróom fukki nit dina liggéeyloo nit ci wàllu graphisme liggéeyloo nit ci wàllu montage liggéeyloo nit ci wàllu vidéo liggéeyloo nit ci wàllu régie et cetera et cetera donc yooyu dafa am solo pour nguur comprendre lu mel noonu te au-delà de liggéey boobu nga xamante ne moom la artistes yi di wax di laaj muy seen àq ak seen yelleef ci wàllu koom-koom dafa am beneen dimension bi ci ëpp solo mooy art dafa baax ci réew parce que dafa am benn dimension sociale bu muy régler tant que artistes yi ñu ngi woy di tëgg di fecc dafay contribuer à l'apaisement de la tension léeg-léeg sa xol naqari léeg-léeg nga mere sa far léeg-léeg nga mere sa nijaay wala nga mere sa papa nga déglu woy bi dalal sa xel nga kontaan mu indiwaat jàmm ci biir kër gi donc yooyu c'est très important wala nga seetaan sa neex et cetera et cetera les gens ont besoin d'art pour vivre parce que fu ñu amee art bu ñu teree art rek bu ñu teree quand on fait taire quand on réclame le silence de l'art buñ ko exiger finalement on va entendre le bruit des armes vaut mieux préférer le bruit de l'art les mélodies les symphonies vaut mieux entendre ça que d'entendre le bruit des armes parce que sans art c'est pas la paix. L'art fait vivre le monde. On a besoin d'art pour vivre. L'art apaise les tensions sociales. mais ñoom bu ñu jàppee ne cas yi dafa yokku moo tax ñu daal di ne rek ngeen toogaat ak dakkal activités yi ban gis-gis ngeen am. waaw cas yi li ko yokk du artistes yi cas yi li ko yokk mën nañ ko xool ci yeneen ak yeneen ku bàyyi ay bus ñuy daw nit ñi nekk ci ay 60 50 ku bàyyi nit ñi di dem école di jàngi. ku bàyyi jumaa yi di julli donte ñun ñëpp ay jullit lañu li ëpp ci ñun mën nga bàyyi artistes yi woy mais effectivement nga waxtaan ak ñiy liggéey ci monde spectacle bi ci naka lañ koy organiser maanaam salle buy jël 500 nga ne leen salle bi léegi mën na jël 250 avec aussi port de masque obligatoire avec gel antiseptique et cetera lépp loo gis waxtaan la moo ñu gënal ñu ñuy séddale ay milliards muy indi coow ñii di am ñii du ñu am. donc di nga ci gis ki nga xamante ne sax liggéeyul wayatul bëgg cee am te waru cee am donc nañu bàyyi gars yi ñu liggéey pour ñu delloo leen au moins seen dignité parce que àq la ak yelleef. merci beaucoup. Stevie Mprod aussi ñu ànd ak moom Sadia nuyu nañ la. maa leen di fay bu baax kontaan trop ci ñëpp daje fii di xeex li nga xamante ñun ñëpp ñoo ko bokk donc muy ñu bàyyi ñu liggéey parce que musique la ñu am mooy suñu passion te ci la ñuy dund di ci faj suñu soxla di ci def lépp donc kontaan trop. noo gisee sitting bi. waaw kontaan naa comme ñëpp woote nañ ñëpp tase nañ fi li ñuy wax rek booloo mooy doole ñun ñëpp def nañ ko ci respect def nañ ko ci jàmm ak salaam donc je pense que autorités yi ak monsieur le président dégg nañu donc nañ ñu gën a bàyyi xel gën ñu jox suñu cër te bàyyi ñu aussi ñu liggéey. macha allah merci beaucoup. merci beaucoup merci à vous. culture rawatina li nga xam ne mooy musique ak rap ñu ngi lay nuyu waaye si. dama sonn dama mar naan dama. non ma présenté laa wax. ma ne kenn dootu la présenté ci culture rawatina li nga xam ne mooy musique présenté am na ñoo xam ne xamuñu ma. rawatina mooy musique ak li nga xamante ne mooy rap waaye ji mu ngi nii. waaw kay. pour muy clair. waaw Mr Wide maa ngi lay nuyu. non dama lay tontu ça va bien merci. sant tey li war a sa teewaay kenn du la ko laaj noo gisee sitting bi. kontaan ci rek am ci mbégte parce que tey li fi xew mooy on a des artistes muy rappeur di mbalaxmaan di danse di promoteur culturel di acteur culturel ñëpp fi ñëw booloo daje fi ci respect ak considération ak discipline ak teggin ñëw fi au même endroit au même moment yëkkati benn baat pour xeex li nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy la libération des acteurs et des artistes de la culture urbaine. yaa ngi dégg voilà donc loolu moo ñu fi indi te kontaan trop ci mbégte bi parce que même su fekkee manifestation bi ça a été interdite à la dernière minute parce que tout simplement je pense que le gouvernement a compris que lii ñuy def ni c'est assez important que dana ci jéem a waxtaan ut ci benn solution la solution positive en faveur de tout le monde muy si ñun di si ñoom solution boobu la ñu nekk di xaar te yaakaar naa ne ñoom ci seen bopp xam nañu moo li gën si ñoom. C'est pas une menace mais c'est juste une prévention parce que Sénégal la ñu nekk tout commence par la culture et tout finit par la culture parce que mbas bi ñuy ragal nii rassemblement bi et tout am na feneen fu mu gën a méttee te kenn waxu ci dara mooy marché yaa ngi nii di fees dell chaque jour classe yi école yaa ngi nii di fees dell chaque jour
bus yaa ngi nii di fees dellu chaque jour Ndiaga Ndiaye yeeg yooyu noonu ba ci clando yi ah te fii nii ñëpp a ngi ñëw ku ci nekk yaa nga sa masque te koo fuye poosam mi ngi gel donc defuñu fi dara loo xamante ne dañ koy aaye mais li ñu bëgg rek mooy que nañ ñu libéré parce que ay pères de famille lañu ay nit yoo xamante ne nit ñi dañoo yaakaar si ñun lañu ay ñoo xamante yaakaar dafa graaw yaakaar dafa boo tasee yaakaar nit mooy tas nga àddinam dafa graaw am na tey ñoo xamante ne ñu ngi leen di génnee seen kër am na ñoo xamante ne dañuy làqatu seen locateur am na ñoo xam ne dañuy amee ay bor mënuñu ko fay ñii bëgg a jënd garab mënuñu ko fay am na ñoo xam ne fay ñu seen école doom yi loolu noonu yëpp parce que tout simplement nguur gi mayu leen pour ñu tourner 1 an tourner woo ko defoo dara dafa metti waaw. donc ba tey ñu des ci li nga wax noonu rek toog 10 mois tourné woo leen dafa metti ñu ubbi tuuti newaat leen ngeen taxaw mais ñu bëri jàpp nañ ne waaj dafa am chance nag Galsen Awards bi daanaka dafa pare rek tombeex gars yi yu génnewaat arrêté. non man bañuy arrêt bi jouru Galsen hip hop aussi boppam la génn mais man fi ma nekkoon yaakaar naa ne bien avant décret bi di génn man j'avais maintenu de faire une cérémonie huis clos. voilà huis clos moom dama ko kii ba ñëpp artistes yi ak public yi ñëpp dañ doon ko wax ne xam nga lan moo tax du ma ko ibbi ministre bi autorisé na ma ne leen 2020 jàppale ni at bu dee la ba pare man nag je maintiens mon huis clos et c'est ce que j'ai fait voilà donc décret bi bu muy génn fekk na musée bi jotuñ ci woon donc du coup ñoom ñoo ma jox place bi bu fekkoon ñoom ñëwoon nañ ma ah waaye di on peut pas faire l'événement parce que ministre bi nee na damay arrêté mais comme ñoom waxuñu ma ne ministre bi tere na ko donc j'ai fait mon événement tranquille donc damay jàpp ni j'ai été chanceux waaw. defe naa duñ la mën a bàyyi noonu te duñu waxtaanee benn question d'actualité rek boo xamante ni def naa réseaux sociaux yi instant bi ñu bëri ñu ngi ciy waxtaan hip hop Galsen Awards bi passé nañ ko ci jàmm ak salaam événement bi en tout cas ñu bëri jàpp nañ ni c'était réussi c'était bien organisé et tout au-delà de ça benn ci artistes yi am na trophée bu mu gagné gis nañ commentaire yi mu def ci réseaux sociaux yi et tout. no comment. no comment doo ci wax kon dañ ko koy nangul ba tey merci.